terminé nekk ay responsable de chaque parti de mouvement ñoo boole seen ay force ak seen ay doole teg lii nga xamante ni mooy les jeunes alliés de Yeumbeul Sud. ci kaw loolu ñuy remercier suñu ay responsable de parti yi nga xamante ni ñoom la ñu nekkal ñu dooleel ñu fulaal ñu may ñu kàttan jiital ñu ci combat bii nga xamante ni ci la ñu nekk. parce que ndaw kat buy liggéey bu gëstoo gis ay kilifaam da koy gën a yokk doole moo tax ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax suñu ay responsable de parti di leen wax ni seeni jeunes ñoo ngi ci terrain bi di liggéey pour la coalition Benno Bokk Yaakaar bi ci topp dañuy réitérer suñu engagement ak suñu détermination ci la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni fii bu commune bu Yeumbeul Sud monsieur le ministre Amadou Hott moo ko jiite. jeunesse bi aussi di ko féliciter ci engagement bi nga xamante ni jël na ko ci kanamu jeune alliés yi ci recevoir bi mu leen recevoir ak dooleel gi mu leen dooleel. ñuy wax ni bu weesoo loolu aussi jeunesse bi ñoo ngi liggéey ci ginnaawam muy le ministre Amadou Hott li tax muy ñuy liggéey ci ginnaawam aussi moom mooy coordonnateur Benno Bokk Yaakaar fii ci Yeumbeul Sud. te ñun aussi li ñu ci ay responsable digal te ñoom it loolu la ñuy def ci kaw di liggéey dans la coalition Benno Bokk Yaakaar te amul xiiroo amul ŋaayoo kon ñun la jeunesse Benno Bokk Yaakaar bu Yeumbeul Sud ñooy réitéré waat suñu engagement ci kanamu monsieur le ministre Amadou Hott di ko wax ni ñooy ci ginnaawam ñooy ci kanamam lépp li nga xamante ni jeune war na kaa def fii ci Yeumbeul Sud dinañu ko taxawee dinañu ko def te dinañ wàcc ci terrain bi pour les prochaines échéances yi nga xamante ni dinañ ci jëm. aussi di alerter waat yi nga xamante ni fee yi nga xamante ni jot na fee aw yàggul tuuti 48 heures moins de 48 heures sax laay wax yenn responsable yi nga xamante ni dañoo fare kat APR la ñu wax di attaqué yenn responsable Benno Bokk Yaakaar ñun jeunes alliés yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Yeumbeul Sud dañu ni loolu dootuñu ko nangooti tey dootuñu ko nangooti ëllëg dootuñu accepter benn responsable tëdd di nelaw ba heure bu la neex wala kenn xamul foo jóge kenn xamul foo waddee jékki-jékki ni jaax suñu kanam bëgg di attaquer suñu ay responsable loolu dootuñu ko nangooti ci kenn waxuñu ne kii mais ñoo ngi alerter tout le monde nga bokk APR nga ñàkk fa bokk nangootuñu ko attaquer suñu ay responsable alliés nangootuñu ko attaquer suñu coordonnateur Benno Bokk Yaakaar muy ministre Amadou Hott képp ku ko defati ci commune bi jàppal ne ñoo ngi sa kaw parce que engagement boobu ñu amee en tant que jeune amul dara luñ ciy dellu ginnaaw fii ci Yeumbeul Sud ba tax na fi may daanalee kàddu yi mooy ni que dañuy sant jeunesse bi nga xamante ni ñoo engagé tous derrière les alliés gëm li nga xamante ni ci la ñuy nekk gëm li nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar te gëm nañu échéance ñii di ñëw bu soobu yàlla ndam li nga xamante ni Yeumbeul Sud war na kaa am ci élection législative yi alliés yi dinañ ci participer à 100% te ndam li nga xamante ni bëgg nañ ko jàpp nañu monsieur le ministre ak tous les alliés yi nga xamante ni ñoo fi muy ci ay responsables ay différentes partis jeunes alliés yi nga xamante ni ñoo nekk ci Yeumbeul nañu jàpp ne ni dinañ ko liggéey te dinañu ko teg seeni ay loxo li koy firndeel nag mooy ba ñu commencé wàcc ci base bi yàgg na te dinañu continuer di liggéey porte à porte yi dinañ continuer di liggéey dans tous les quartiers pour li nga xamante ni kat jeunesse bi lañ jàpp ni kat ñoom ñoo voté massivement jeunesse boobu dinañu wàcc en tant que jeune waxtaan ak ñoom jëli leen indi leen liggéey pour la coalition Benno Bokk Yaakaar di sant tamit jeunesse bépp di nuyu jeunesse bépp aussi fi ñuy daanalee aussi mooy wax nañ ko mooy li nga xam xew na fi il y a de ça moins de 24 heures képp ku jugati daal ci suñu benn coalition Benno Bokk Yaakaar ak foo mënti bokk ñoo ngi sa kaw te aussi nit ñiy wax li ñuy wax ci ñoom la nekk parce que bu ñu liggéeyoon comme ni alliés yi liggéeyee wala bu ñu liggéeyoon comme li ministre bi doon daj wala bu ñu liggéeyoon comme li nga xam mooy coalition Benno Bokk Yaakaar liggéey kon fii duñu fi egg kon am nañ ndam bu yàgg mais toog sa kër fa nga dëkk xamuñu la capitaine doo dara bëgg ñoo teg loo xam attanuñu ko ñun duñu ko nangu désormais on met tout le monde en garde képp ku waxati jëmale ko ci coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina le coordonnateur communal
de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi sa kaw aussi du ñu daaneel te sant ñu aussi muy suñu benn responsable parce que aussi muy El Hadji Thierno Diop parce que combat bi dès le début moo ngi ci avec tous nos responsables tous les responsables ñoo ngi ci parce que aussi même démb ba suñu audience bi ba fi muy mujjee yëpp ñoo nekkandoo ensemble li mu fa teewee nag moo teewal tous les responsables alliés parce que ñëpp amuñu woon jot mu ñëw dooleel ñu taxaw suñu ginnaaw fi nga xamante ni tous les responsables waroon nañ faa taxaw mu taxawee fa taxaw suñu kanam taxaw suñu ginnaaw ba ñu atteindre bi nga xamante ni bëggoon nañ kaa atteindre. aussi sans finir aussi du ñu def ka tamit ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Gadio aussi fii tamit bu ñu fi amee gëdd à Yeumbeul Sud joué na si parce que aussi APR ku leen xam leen ak seen jikko mais teewul Cheikh Tidiane Gadio a toujours montré une détermination envers les alliés jox leen seen gëdd. aussi ñoo ngi ñaanal tous les jeunes pour terminer foofu di wax ni daal ñun jeunesse bi ñoo ngi ci ginnaaw Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi ci ginnaaw coordonnateur bi. aussi di nuyu tamit le chef de cabinet du ministre mooy cabinet ministre bi yëpp bi nga xamante ni jàpp nañ ci li nga xamante ni ñoo ngi koy liggéey fii ci commune bi en pole position muy Iba Sow.